Fatou Mbaye Fatou Mbaye Fatou Mbaye tarkalla dikkal ak jàmm yegsil ak jàmm tarkalla tarkalla yéen a ngi bég ca bég leen boo leen bégee rek damay daal di bég comme ni ko Wally Seck di waxee dégg loolu. salaamaaleykum askan wi nuyu naa leen ziar naa leen ma ne la Junior moo ñëwaat yow sa émission mon animateur préféré avec Kane. Il se nomme tout simplement Laye Diack sous le nom de Petit Prince de la musique sénégalaise li tax tey ma kontaan parce que dama dugg si maa ngi koy door a gis tey quoi mais c'est un jeune la boo xamante ne bii bëgg na li muy def foog te dugg naa si studio bi fekk ko lépp loo xamante ne bii muy musique bu neex rek teg na ko lépp loo xamante ne bii animation def na ko léegi duñ def lu dul waxtaan ak moom parce que daan naa la ko wax nee naa la mag matt ba muy jaaroo ëllëg ci ba muy ko ne la koy taxit damay dugg directement si Laye Diack laaj ko samay question Laye ziar naa la de. maa ngi ziar. mais li nga fi def moom mooy lan li nga fi def mooy lan laa bëgg a xam. waaw dañu jàng rek. ñu ngi ci yoon bi di jàng quoi dëgg la ñun ay xale lañ. sàkku xam-xam moo ñu war. peut-être am nañ ambition bi am nañ bëgg-bëgg bi am nañ gëm-gëm bi gëm nañ ne relève bi ñun la donc man damay wax à tout moment ne mënaguma nekkaguma sax ci yoon bi. dëgg la damay jéem. dëgg la ok Laye dama bëgg nga defal ma tuuti sa présentation kan mooy Petit Prince. C'est un jeune animateur, comme dit Kawahé, un jeune animateur, quelqu'un donc qui fait la promotion de la musique sénégalaise. Bon, et il est étudiant en journalisme et communication, même si xaw na doy waar. C'est ça Laye Diack. ok mën nga ma wax tuuti si sa carrière animation fan nga jaar wala da nga xëy rek ñëw BFM Info. Voilà, bon lu may ñëpp di laaj. parce que day jaaxal ñu bëri am na ñoo xamante ne ni. bu ñu ma woowee ci antenne bi li ñuy njëkk a def wala li ñu may njëkk a wax mooy yow fan lañ la doon dégg foo nekkoon mu may jaaxal quoi bu ma ne leen man bon daanaka jaaxu mu fu bëri wala nekk moon fenn da leen di jaaxal dañ naa ma non c'est pas possible comprendre nga mais la moo tax c'est pas possible ñu ne ma non am na lu fi nekk affaire yooyu noonu gis nañ ñu def ay plus de 5 ans wala 10 ans de rajo nekkul ci ñoom affaire yooyu noonu mu ngi ci yow mais bon peut-être may yàlla wala benn don la au fait man comme ni ma ko waxee bon dama amoon ambition def animation mais mosuma ko ñeme. mosuma ko ñeme parce que sama famille fi ma bokk la quoi man ci ndongo daara laa ci famille genre yooyu laa juddoo ci laa yaroo ci laa màggee bu ma waxoon sama famille damay dugg ci carrière musicale wala def lu xeetoog musique je pense que bu noonu du ma yegg si fii tey dina métti yàlla buñ ma rey sax laay wax. dëgg la au fait ma jàng ba am bac. ñemewuma wax sama yaay ne ko damay def ci animation ñemewuma ko wax sama papa mais loolu rek laa mos a bëgg alors ma dem université inscrit foofu lettres modernes def 1 an département lettres modernes bon tranquillement parce que li ma bëgg amaguma ko te xaw ma ban buntu laay jaar en fait ci laa dem inscrire dans une école privée de journalisme ici à Dakar. bon ma xam ne bu ma defi jee journalisme dinaa jege ji micro bi. loolu moo ma yóbbu ma dem inscrire defi journalisme. ma dem defi journalisme alors ba am sama licence professionnelle en journalisme et communication donc en 2011 tu vois bon après ci laa nag viré ci animation bi. mais sama stage yi ma njëkk a def yëpp en journalisme laa ko def. ñemewuma woon a sax xalaat di animer. non je n'ose pas franchement. parce que sama famille moo tax affaire yooyu noonu bu ma leen ko waxoon dañu gëm ne bu fait du liggéey yëfu caaxaan la xam nga am na ñu mel noonu affaire yooyu noonu am na ku nekk ni ñu gisee affaire yooyu noonu du benn quoi. mais bon au fait dem naa ba convaincre la famille convaincre mère bi surtout comprendre parce que bon au fait dem na ba rendre compte ne kii lii la bëgg. kii lii la gëm mais bon xam naa ni au fait li mu doon bañ lenn la rek mooy ma yàq sama jàng dem defi animation et aujourd'hui comprendre naa ne au fait li mu ma bëggaloon lii la parce que ak métier boo mënta nekk dans la vie boo jàngee jox say diplôme da ngay gën a am succès nit ñi dañ lay gën a respecté da ngay gën a mën li ngay def tey li ma dimbale tey ba fu ma toog ñu naan ma ñaataan nga def ci rajo daf may jaaxal sax man question boobu noonu fii maa ngi fi commencé le 2 janvier ci la ñu tijji fii maa ko lancé à part ici stage yi ma mos a def yëpp
ay stage 1 mois laay def 2 mois 3 mois je l'ai fait en journalisme soit reporter soit présentateur loolu la sama carrière animation bon j'ai même pas fait encore 1 an d'animation. kon yow da nga doon daas fanaanal. non daas moom fanaanal moom ni ma la ko waxee kii baa ngi fi woon ambition baa ngi fi woon may travailler sama voix à tout moment. may travailler sama voix dama doon toog di imiter benn animateur de la place tëju dama doon enregistrer ay animation dama koy déglu di enregistrer ay voix am di enregistrer ay spotam di ko imiter bu ma toogee guddi sama nekk affaire yooyu mais xamoon naa ne dinaa ñëw ba audition bi dinaa ñëw mais nan laa doon convaincre samay parents ba ne leen dama bëgg a nekk animateur loolu moo nekkoon problème mais dem naa ba ñoom seen bopp ñoo mujj nangul seen bopp parce que dama nekkoon ci liñ ma sant mooy jàng bi ba ma demee nag bañ xamante ne nii maintenant il est temps mënatuñ ci dara bon ñu bàyyi ma ñu may encouragé te yàlla tamit mu may dimbali. ok lu tax ma ko doon laaj léegi nag foo jàngee animation ñaata at nga yàgg ci animation dama leen woon li mu def ci biir studio bi ñu dem partie animation ñëwaat. Allez, 88 628 17 27, BFM Radio, le meilleur de la musique sur la 104 FM Dakar. Alors à présent, l'enfant chéri du Baol, une très belle voix de la musique sénégalaise, une révélation de la musique sénégalaise, elle s'appelle Aïda Samb. ma ngay wéy maama jaw la wàcc na maama ma doon wéy mu doon loolu ci maamam daal di wéy Aïda yow wàcc nga BFM Radio, allô, bonjour. Oui. Man Kumba loo bëgg xaw ma ko wax ma ko ma def ko. Salade moo réer taw. ñu wëri ko. man réeruma maa ngi nii taw. Votre première partie avec votre animateur le petit prince de la musique sénégalaise loolu mooy seen ñamal ah mu duggee ci waxtaan bi damay ñëwaat indiwaatal la deuxième partie bi ah petit prince j'ai vu que ne léegi la plupart des animateurs boolootuñ doon benn lu waral lool. Junior comme li ma koy waxee sànq c'est vrai remarque la boo xamante ne nii ñëpp dañ koy def. man bi ma ñëwee ci animation bi ma ñëwee ci showbiz bi yàggul loolu. mais au fait man en tout cas man personnellement. ay rapport yu nice rek laa am. ak yeneen animateurs ak yeneen animateurs yi. ñi ma xam boobu. ay rapport yu nice rek laa am ak ñoom franchement. parce que dama nekk nit koo xamante ne lépp lu may def dans la vie damay jiital modestie. nga boo ko jiitalee rek doo sonn. Junior lii mooy saax. micro bi. mooy saax. lay jàdd du saax. keneen ak keneen du saax. lii mooy saax parce que bu fi nekkul rek duñu wax kenn duñu dégg ba ñu def ça dëgg la comprendre nga dama koy wax tamit dans à chaque fois buur bi rek moo yelloo nekk star man lépp lu may def dans la vie modestie laa ci jiital ku ma xam loolu nga may kii ba ma fekkee ak sama famille Pépé famille que je salue au passage que je fais un coucou ah noonu la ñu dundee damay mel ni benn xale bu nekk seen biir foofu qu'après affaire yooyu noonu donc bu ñëpp defoon noonu peut-être gëm ne par exemple liggéey moo ñu boole dimbalante la ñu war a def am benn bloc bu suudewu je pense que bu noonu mun nañ yóbbu musique fu ne mun nañ yóbbu animation fu ne mun nañ def lu nekk ci Sénégal animateur yi c'est vrai parfois du ñàkk nit ki boo leen bokkee ambition boo leen bokkee ay bëgg-bëgg foog mu am ay divergence bon affaire de jalousie affaire yooyu mënul ñàkk fu nekk lay am affaire yooyu mais du lu rafet du lu gën te damay woo di ñaan sama mbokk animateur yëpp ñu suudewu damay interpellé ci question bi dama interpellé naa ci ay animateurs yu bëri lan moo tax mënuñoo def benn genre association benn genre coalition pour jeunes animateurs et affaire yooyu parce que man franchement suis jeune en plus animateur en général yi may côtoyé yëpp en général ay jeunes la ñu affaire yooyu noonu parce que ñoom laa gën a miin ñoom laa gën a xam ñoom laa fi fekk ñu yaatal ma man yàgguma fi wax naa la ko mais animateur bu ma gis dañ may bëgg parce que dama lay wan bon affaire bu sincère affaire de xam nga copain affaire de ñoo bokk lu ñu c'est pas pour rien ñu ci ñuy wootante ay confrères ak ay consoeurs presque rek ngay déglu ñu naan la confrère c'est mon confrère wala c'est ma consoeur donc li rafet daal mooy ñu booloo nekk benn franchement bu amee bu amul loolu la ñu war a def man loolu laa gëm. ok kon nañ booloo doon benn léegi Petit Prince damay ñëwaat tuuti si say auditeurs ak say auditrices naka ngay dundee ak ñoom auditeurs yi auditrices
gis naa ko. gisal nga sa bopp. yaa ngi ci studio bi. gisal nga sa bopp. kaf ree fo. xaxataay. franchement. mais gisal nga sa bopp parce que nit ki mais auditrice nag auditrice. auditrice yi bon. xam nga fi may waxee auditrice yi. xam nga question boobu. parfois c'est trop compliqué. Parfois c'est trop compliqué de vivre avec. Parce que am na ñoo xamante ne nii bon dafa doy wax pour répondre question boobu am na ñoo xam ne dañ lay bëgg ngir yàlla tax. am na ñoo xam ne au fait beneen tànk la ñu ñëwee wala beneen bët la ñu ñëwee. effectivement mais léegi yow yaay xam li nga bëgg. yow yaay xam fi nga bëgg a jëm ak li nga bëgg mais bon nit ku la woo en tout cas ku jël crédit mu woo la rek war nga ko accueillir ci accueil bu gën. ci anime bu rafet ci anime bu rafet. voilà le mot comprendre nga. léegi nag la ngay def ak moom wala la ngay séq ak moom après yeneen rapport après l'animation après le studio. en tout cas li rafet mooy nga dund ak moom affaire de fan affaire de xam nga affaire yooyu noonu franchement. mais bon. am nga jabar non. amago soxna amaguma mais am naa fi ay jabar ñetti jabar. am naa bébé Gans. Anita Chou. astaghfirullah Anita sama jabar. bébé Aïda. ak Soko. ñooy sama jabar lañ ci antenne bi. man leen di jox benn gogo. ok dañuy dem partie animation ñëwaat léegi. Lisa xaaral wax la man maay kat déglu de yaa ngi dégg. la dégg nga. waaw man la laay jaar. maam Tumba Sidibé. mais dem naa la. mais Aliou waa benn tali. ci la leen di dox. mais yéen a ngi bëgg. rappelé na chaque jour yéen a ngi seen émission mon animateur avec Petit Prince damay ñëwaat moom ci waxtaan bi ah. Petit Prince pourquoi le nom Petit Prince moom la ma Sénégal yëpp di laaj quoi. Facebook bi dama bind spécial émission avec Petit Prince léegi ku ne di ma laajal moo ko lan mooy Petit Prince pourquoi le nom Petit Prince. yaa ngi jàkkaarloog ñoom. ayca ñëpp a may laaj loolu. dañoo foog ne par exemple ci DJ Prince laa ko jëlee. parce que dem naa këram moom tamit mu may conseiller. bi ma fa demee li nga ma laaj moom la ma njëkk a laaj. ndeysaan borom ñaata nga def ci animation. ndeysaan borom baa la. je viens de commencer mu ne ma ah bon mu ne ma dama la seetaan jour seen spécial Korité ci DSL. xaw ma la xamoo ma doom yaa ngi toog mu ne ma sama njaboot yëpp a ngi toog Soriba Kayate mu ngi toog. mu ne leen xale bi ku ko jàppale mu def. yàlla rek tax muy wax quoi mu nekk affaire boo xam ne daf ma marqué dama koy woo heure bu ma ko woo daf may wuyu man koy nuyu bu baax a baax parce que exemple modèle la ci animation des grands comme Boops exemple lañ modèle lañ tey ci animation mais Petit Prince bi pour ñëwaat ci question bi au fait jëluma ko ci kenn tur boo xamante ne nii la sama yaay moo ma ko doon wooye bi ma nekkee xale dama judd ba am 9 ans amuma rak sama rak 9 ans laa ko magee ki topp ci man maman comprendre nga léegi sama yaay ku wax ku laal mu ne bàyyi leen ko kii Petit Prince la foofu la tur boobu jógee ba ñëwaat ci animation indiwaat tur boobu parce que moom man lépp lu may def dans la vie sama yaay laa ci jiital tur bu sa yaay tuddee moom dafa nekk sama yaay tuddee la moo tax ma gëm ne bu ma ko indiwaatee succès rek laa ci am lu ma doon sama yaay woo bi ma nekkee xale donc moom laa jël indiwaat ko tey ci animation moom laa jël def ko sama surnom. ci animation. j'espère que leer na. waaw mi ngi noonu léegi nag lu ñu def dul dugg ci dernière partie bi mooy lan reebatas. Petit Prince. bu ma reetaan la waaye. xoolal animateur bu fi jaar daj na ma rey na ma laa la wax dañ may nettali loo xamante ne bii. yow léegi loo bëgg. léegi man li ma bëgg mooy. sa carrière animation. non pas du pour man quoi. du pour sama caméraman bi pour yow mais ki nekk ci écran bi di seetaan moom moo ko soxla. waaw gars yi nee nañ dañoo bëgg nga nettali leen benn affaire bu humour boo xamante ni reetaanlu na sa wàllu loo xamante ne dal na sa carrière animation boo ko mënul nga léewal ñu. gars yi fan yaa ngoog nag soo bañee yow la ñuy waxal duñu waxee man. humour sama animation. doone waa xam nga lan moo ma gën a marqué franchement. ci studio bi. ci sama animation. mooy jour bi ma invité Wally Seck fii. non Wally dafa doy waar. non Wally dama ko invité. en fait ñëw na ba yegg si waxul ma ne ma yegg si naa. dafa ñëw rek tijji buntu bi rek commencé di yoo. comprendre nga. man sama bopp damaa tiit. mi nga tiit. nee na ngeen ci Wally. bon affaire boobu franchement dama tiit quoi dama jóg
affaire bi mu marqué la quoi xaw ma nu mu demee quoi affaire yooyu noonu. jóg rek te laay maa ngi nii laay yegg si naa ko war a laaj xam nga nekk na affaire boo xam ne franchement marqué na ma. mu nekk moom tamit ku modeste franchement nit ki boo ko xamul boo ko jegewul boo ko côtoyéwul rek doo ko xam. effectivement modeste ngi noonu Baye Fall dëgg la. dëgg la Wally Seck bon loolu marqué na ma. ok laay duñ def lu dul tëj. dama lay bàyyi ak micro bi nga wax ak say fans wax ak àdduna wax ak ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan si www.carrapide.com. d'accord ok. waaw mais Junior mais bëggee naa leen. bëggee waa carrapide.com yéen tamit di leen di ñaanal. ba site bi dem ba nekk télé ah. ba xamante ne nii ku nekk da ciy sentir boppam franchement parce que lii affaire bu nice la man c'est la première fois certes que yoon bi guddagul mais donc tey moo nekk sama première émission télé boo xamante ne nii def naa ko loolu day rester ci sama agenda. lu ma marqué lay doon. ci sama carrière parce que c'est la première fois ñu invité Laye Diack def ak moom émission spéciale donc tey la c'est certes que am na yeneen émission yu kii mais émission spéciale pour Laye Diack uniquement. donc tey la loolu xamante ni daf may marqué la vie franchement kontaan naa ci trop ma leen di remercier bu baax a baax alors may gërëm nag sama man du may bëgg sax di wax sama auditeur. soo waxee da ngay jëm du may bëgg sax di wax sama auditeur mais sama famille laay wax sama auditeurs yi ak man. c'est une famille ñoom seen bopp xam nañ loolu ay jarbaat laa am ay doom ay bàjjen ay tante ay umpaañ noonu la ñu tuddantee boo ñu fekkee ni ma la ko waxee man ak ñoom comme ay morom amul kii moom ak sa morom amul kee moom ak kafre dama leen di fekk ñoom ñu toog ci kaw ñu may xajal man ma tëdd ci suuf laaj leen billaahi wallaahi wa taala barke Cheikh Ibrahima Niass dama leen di fekk ñoom ñu toog kaay toog fii ma toog ci suuf ci moquette bi boo ñu réunion affaire yooyu noonu affaire boobu da leen di jaaxal mooy li ma la wax sànq benn star moo am dans la vie il faut que nit ñi bàyyi ci xel. yàlla la micro bii moo tax ñu ñëw dégg. comprendre nga. bu doon woon lii zéro la ñu doon kenn du xam Laye Diack. effectivement donc il faut ñuy sàmm suñu rapport ak doomu aadama yi. auditeur bi moo ma fi bàyyi moom mooy jël crédit di woote sexaluma ko lem. effectivement pour mu woote mayuma ko jëndaluma ko carte crédit pour mu woo ma mais kooku lan nga ko mun a fayee. donc nanu sàmm suñu rapport ak ñoom di leen di bëggee di leen di bëggal. Junior bu ma tëddee du ma nelaw. damay xalaat suba lan laa war a commencer nan laa war a bégalee samay auditeurs nan laa war a tijjee sama émission maa ngi xalaat nit ku nga xamante ne ni 8h mu ngi yor sa numéro téléphone di la envoyer message texto wa ma war a toog ci studio bi 9h am na ñoo xamante ni 8h lañ lay commencer woo. Pépé foo nekk yeewu nga ci jàmm di xaar nga dem ci studio ba mu lay déglu di bég. kooku loo ko mun a fayee. amuñu fayam. franchement donc dama leen di bégee képp ki nga xamante ne ni yaa ngi bégee Pépé maa ngi lay ziar di la jaajëfal te dinaan leen ayca nii la man ak yéen ba faw man yéen laa gëm yéen laay safoo yéen laay bégee parfois nag doomu aadama day juum. xam nga man damay xale bu xaw a doy waar. damay toog fii di déconner rek. donc maa ngi jéggalu Sénégalais yëpp. maa ngi jéggalu Sénégalais yëpp franchement maa ngi leen di jéggalu ci parfois mun nañ wax loo xamante ne nii neexul benn maman wala neexul benn tonton wala neexul benn papa bu dee xale yi sax bon mooy loolu garaawul parce que ñun am nañ suñu langage bopp mais peut-être yi benn yaay mu ngi may déglu du ko neex wala benn papa mu ngi may déglu du ko neex donc maa ngi jéggalu papa yooyu bu baax a baax. te wax seen doom ju yaru la c'est que liggéey bee ko xaw a def nii rek muy bëgg di bëggee gars yi di wax ak ñoom donc di kaf ak ñoom moo tax mu demee nii mais maa ngi jéggalu ñëpp di ñaanal nag Sénégal yëpp jàmm yàlla jàmmam Sénégal suñu réew bi Junior man dama bëgg Sénégal man damay dund africanité j'aime mon pays non je te promets j'aime le Sénégal xaw ma feneen fu dul moom fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yaroo xaw ma feneen fu dul Sénégal j'aime mon pays. C'est mon dernier mot. J'aime le Sénégal. Et le Sénégal en avant. Ok, chers amis téléspectateurs, c'était votre émission Mon Animateur avec votre animateur Petit Prince.